Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Iwai wergi yaram nelen werle. Iwai wergi yaram tiwai werle. Changay tale payeku. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Suma tante ji nekk kaw ga, tante ji nekk kaw ga, tétanos daaneel ko. Amis internautes du centre de santé Hann Mbaye Derneville bu Ouakam ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ci seen beneen épisode rubrique santé bien-être dalal ki nga xam ne mooy docteur Oumar Diop nekk fii ci centre de santé Hann Mbaye Derneville tey mu ñuy waxtaane rek li nga xam ne mooy AVC ñu gën ko xamee ci accident vasculaire cérébral docteur Diop ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Sidia di nuyu amis internautes yëpp di amaat kontante lool si nekkaat fii si li nga may invité toog pour waxtaan des problèmes de santé. jërëjëf docteur Oumar Diop kontaan nañ lool di dalal la tey suñu émission rubrique santé bien-être tey nga ñuy développé lu nga xam ne lu am solo la dina dal mag dina dal gune dina dal daal ku nekk donc ñu bëggoon xam rek docteur Diop li nga xam ne mooy AVC lan mooy AVC si boppam. wax nga ko Sidia, AVC c'est un problème de santé publique. AVC ñi koy dund xam nañ famille yi nga xamante ne am nañ malade bi nga xamante ne dafa def AVC xam nañ lu ci nekk benn feebar la boo xamante ne c'est coûteux sur le plan financier ki mu dal ba pare li muy dépenser dafa jéggi dayoo ki mu dal ba pare li ñi nga xamante ne ñoo koy toppatoo ci kër gi li ñuy dépenser énergie jéggi na dayoo donc c'est une maladie, si on peut dire ainsi, assez éprouvant. Donc, si nous avons cette définition AVC, si nous avons faram faché, si nous AVC, accident, si accident, wax luy bété, kenn du ko prévenir, luy bété. Vasculaire, manam, lépp luy sidit buy dawal dret. Légui accident yoyu di jàpp sidit yooyu di dawal deret bi mën na am fu nekk ci yaram bi donc fu ne ci yaram bi mën na def accident vasculaire waaye tey waxtaan bi dafay tënku ci accident vasculaire cérébral maanaam sidit yi nga xamante ne ñoo nekk ci yuur bi yooyu ñooy am problème jur mbetteel bi ñuy wax accident vasculaire cérébral. jërëjëf docteur Oumar Diop ami internaute du centre de santé Hann Mbaye Derneville de Ouakam ñu ngi seen beneen émission rubrique santé bien-être dara ki nga xam ne mooy docteur Oumar Diop nekk fii ci centre de santé Hann Mbaye Derneville bu Ouakam mu ñuy waxtaanal tey rek li nga xam ne mooy AVC docteur Diop bu ñu waxee AVC dañu bëggoon xam yan façon AVC moo am. AVC yi mën nañ ko tënk ci ñaari façon. dinañ ci ñëwaat am na ñetteel boo xamante ne bon duñ ci insister trop mais dinaa ci wax tuuti naa ci comp tuuti rek am na ñaari xeetu AVC bu njëkk bi moom la ñuy oowee accident vasculaire cérébral ischémique feebar boobu sidit bi dafay fat xam nga sidit rôlam mooy yóbbu deret waaye sidit boobu bu fattee deret bi du rombati bu rombatul partie bu mu war a dem dundali ji partie boobu du jotati deret feebar bi dafay commencer foofu ñu koy wax accident vasculaire ischémique donc sidit la boo xamante ne dafa fat ba deret bi du jàllati wala buy jàll itam dana néew trop ba nga xam ne partie bi nga xamante ne lu mu war a jot ci deret du ko jotati boobooy pàcc bu njëkk bi ñaareelu pàcc bi mooy AVC hémorragique AVC hémorragique foofu sidit bi nga xamante ne mooy dawal deret bi sidit bi ci boppam du fatt de mais mooy day toj sidit bu tojee nag deret bi day couler ci bopp bi bu couler nag def éruption au niveau du cerveau indil ko ay jafe-jafe
boobooy ñaareelu pàccu AVC bi ñetteel bi nag ba nga xamante ne du AVC sax mais nit ñi dinañ ko oowee AVC bu ndaw boobu AVC la boo xamante ne day annoncé wu day menacé waaye du yàgg lépp lu mu am si ay jafe-jafe si ay signes du dépasser benn waxtu donc par exemple nit ki mënatul wax waaye dépassé wul waxtu wax bi ñëwaat wala nit ki mënatul dox waaye dépassé wul waxtu lépp ñëwaat nit ki yaramam nagam waaye dépassé wul waxtu lépp normalaat yooyu duñ ko considérer comme AVC constitué mais dañ koy jàppee comme AVC bu ndaw mën nañ jàpp ne ñetti xeet yooyu moom moo am Sidia. jërëjëf docteur Oumar Diop di kontaan bu baax si leeral yooyu rek di bëgg a xam rek beneen bi mooy aussi bu dee ñaari façon AVC yooyu ñoo am bëgg nañ xam lan moo koy andi. causes yi bëri na dama koy répartir en deux nee naa la am na AVC ischémique mooy bi nga xamante ne sidit bi dafay fatt boobu cause bii nga xamante ne moo ëpp lu mu koy waral mooy hypertension artérielle waxtaan nañ lu yàgg si suñu émission yi weesu si hypertension artérielle bokk na si lii gën a mën a joxe xeetu AVC boobu beneen ba ca topp diabète ñoom ñaar moom ay cousin lañ ñoom ñaar ñoo ëpp lu ñuy indi AVC boobu ñu koy wax AVC ischémique secondairement nag am na yeneen facteur de risque yu mel ni ki amee cholestérol bi bëri ba nga xam ne suñ ne cholestérol sax graisse bu niin mën nañ ko tuddee graisse bu bëri maanaam niin bu bëri nekk si deret bu yàggee niinaay boobu mën na dem ba fatt sa sidit jural la AVC ki nga xamante ne dafa amee yaram obèse lool ku ne obèse graisse gu bëri kooku itam mën na def AVC ki nga xamante ne dafay tux cigarette il est à risque de faire un AVC bokk na ci facteur de risque yi nga xamante ne mën na leen jural AVC parce que cigarette day encrasser vaisseau sanguin mu ngi mel ni oto boo xamante ne dawatul moteur ba dafay xuur lépp luy métal commencé rouiller cigarette noonu lay def sidit lu rouiller nag fat bi mujj mooy kuy naan sàngara lu bëri ak yeneen ak yeneen ak yeneen. deuxième type d' AVC bi ñu koy wax AVC hémorragique bi ma leen wax sànq ne foofu sidit bi dafay fàq toj bu tojee deret bi tuuru si yuur bi boobu yi koy gën a indi damay delluwaat si hypertension artérielle donc ngeen déggee si ñi amee tension ngelawaay ne ñu tàmm di dem si médecin respecter seeni rendez-vous ki ko amul sax nay faral di dem ñuy saytu di xool yaramam hôpital donc tension bokk na si joxe xeetu AVC boobu beneen bi ci topp mooy ki nga xamante ne dafa am malformation vasculaire en résumé dañu koy judduwaale xam nga vaisseau sanguin dafa war a souple mën a dawal deret bi bu waree contracté wu mu contracté bu waree yokk mu yokk waaye ñooñu dañuy am lu ñuy oowee anévrisme parfois malformation la artère bi au lieu que mu doon benn genre tuyau mais day doon tuyau ba pare am yenn partie yoo xam ne dafay neewi gonflé doon boule boobu mën na dem ba benn période mën nañ si dund nag à vie du def dara mais mën na rompre aussi bu rompre rek dafay toj deret bi daal di couler mu joxe AVC bi ma tudd léegi muy AVC hémorragique en résumé loolooy cause yi hypertension artérielle diabète ci la bokk ku amee cholestérol bu bëri kuy tux di naan sàngara wala koo xamante ne da nga am feebaru sidit boo xam ne mën na yombal AVC. jërëjëf docteur Oumar Diop ba tey ñu ngi seen émission rubrique santé bien-être dala ki nga xam ne rek mooy docteur Diop mu ñuy waxtaanal li nga xam ne mooy AVC di fàttali internautes yi rek ñu ñuy bàyyee xel di ba poser seen question docteur Diop ak keneen ku ñu mënti invité rek question yu ñu posé rek après ñoom dinañ si dellu si joxe si ay réponses docteur Diop ñu ñëw si ay signe AVC ñu bëri daan nañ dégg ne que ne di nga gis koo xam ne day jékki-jékki gémmiñ gi mooy wala nga jékki-jékki gis nit koo xam ne yaram bi day jékki-jékki am fu paralysé wala nga jékki-jékki nit ki am problème mu langage wax ñu bëggoon rek nga développé ñu tuuti rek si signe AVC nan lay manifesté wu ba nit ki xam ne mu ngi waaj a def AVC. xam nga sunu borom dafa am lu bëri lu mu def si yuur si cerveau signes yi ça dépend si ban zone cerveau bi la AVC bi touché boo jëlee yuur
dafa am ñaari partie dafa am partie gauche ak partie droite. Partie gauche partie droite bi mooy contrôler partie gauche yaram bi boo jëlee partie gauche yuur bi mooy contrôler partie droite yaram bi suñ borom noonu la ko bindee. léegi partie bu nekk yow par exemple AVC bu dalee sa partie droite signes yi ngay am làgge bi ngay am sa côté gauche lañ koy gis le plus souvent. bu fekkente ne AVC bi dafa laal sa partie gauche yuur sa partie gauche cerveau signes yi ngay am ci côté ndeyjoor ba lañ koy gis te signes yi nañu jàpp ne ça dépend si ban partie la AVC bi touché suñ borom dafa bindu yuur def si ay fonctions yu bëri yu muy accomplir. cerveau mooy tax nga gis, cerveau mooy tax nga mën a jóg dox wala téye dara, cerveau mooy tax buñ la laalee nga yëg ko, cerveau mooy tax boo ñamee lekk bi xam ne lii sucré na salé na wala am na benn goût particulier, cerveau mooy tax nga mën a xeeñcu xet yi. Donc lu bëri si cerveau la ko sunu borom dëxëñ. léegi AVC bi bu laalee zone bi nga xamante ne mooy tax nga gis ba boo amul chance nga gumb, AVC bi bu fekkente ne dafa laal zone bi nga xamante ne moo lay permettre nga dox nga daw wala nga téye dara, bu fekkee partie boobu la laal boo moytuwul da nga paralyser da nga làggi. bu fekkente ne dafa laal zone bi nga xamante ne mooy waral nga sentir ne ah tey sedd na, wala nit ku la laal nga xam ne tey am na lenn lu ma laal si loxo, dootoo amati sensibilité boobu. donc ñu déggee si ne rek signes yi c'est en rapport ak zone bi nga xamante ne fa la AVC bi amee. yaa ngi koy tudd si sa entamu question, nee nga souvent dañuy gis nit ki mu jékki-jékki rek daanu gémmiñ gi mooy yooyu ay signes yoo xamante ne bu annoncé wul AVC tamit si signes yi la bokk. le plus souvent da ngay gis nit ki, te yooyu bëgg naa internet yi déglu ma si bu baax a baax a baax a baax, parce que c'est extrêmement important que nit ki bu ko yégee rek ñu gaawantu dem hôpital prendre ko en charge, parce que c'est extrêmement important si wàllu traitement bi ñu war a mettre en place. nit ki xëy na làmmiñ bi jékki-jékki muy waxtaan ba mu yàgg mu gàkk làmmiñ bi mel ni ku damm, wala ma jox leen benn exemple, benn imam bu tàmm jiite Fatiha ku ne mokkal na ko, muy commencé jàng Fatiha di takk si jàngin bi di takk am difficulté jàng sa Fatiha boobu, buñ jàpp ne du dara, bu paree na war na dem consulter ji ñu xool ndax du dara. wala phrase bu simple boo xam ne mën nga ko wax nit ki daanu léegi, c'est simple, ñëwal nga ne ko waxal ma benn phrase bu simple, maanaam par exemple maa ngi ndékki ah na ma sama mbokku njaayee ni nag may càmm exemple la rek ah maa ngi dem ndékki, ne ko répéter wax boobu. bu ko mënul répéter am na problème pour génne kàddu, buñ jàpp ne du dara war na dem consulter ji. wala ñu gis sa ne gémmiñ gi xaw na mooy yeew nañ toog di ndékki nii nga jékki-jékki gis sa wayjur wala sa frère gis gémmiñ gi xaw na demee boor te nu muy waxee xaw na des, nañu am antisu yóbbu hôpital. wala mu naan la sam benn partie yaram dafa nagam, wala nga ne ko yëkkatil sa ñaari loxo yi, mu yëkki nga gis benn bi mu am difficulté yëkki benn loxo bi, yëkkil sa ñaari tànk yi benn bi jóg te beneen bi mu am difficulté yëkki ko, nañ dem seeti lan la. wala des choses banales toutes simples, reetaan sa mënu ko ndigee gémmiñ gi nu mu demee boor mënu ko, il a des difficultés, war na susciter antisu dem hôpital ñu xool ndax kooku nekkul di def AVC. jërëjëf docteur Oumar Diop, ba tey ñu ngi seen émission rubrique santé bien-être dalal ki nga xam ne mooy docteur Diop, ñuy waxtaanee tey li nga xam ne mooy AVC. docteur Diop, ñu ñëw si les risques. AVC ni nga ko waxee rek day dal mag, di dal xale, di dal mën na dal ku nekk, donc yan genre nit ñoo nekk à risque pour am AVC. personne à risque yi day dellu si causes yi rek, ñi nga xamante ne ñoo gën a amee causes yi ñu tuddoon sànq. maanaam ñii amee tension ils sont à risque, ñi amee diabète ils sont à risque,
ñi nga xam ne dañu amee cholestérol ils sont à risque ñii di tux ñii di naan ils sont à risque ñi nga xamante ne dañu amee yaram lool ils sont à risque. jërëjëf docteur Oumar Diop beneen question bi ma bëgg a laaj rek mooy tey ñu jëm si li nga xam ne mooy prévention tey nit nan la war a mën a def ba nga xam ne dina mën a oytu yooyu yëpp daal maanaam mën a oytu li nga xam ne mooy AVC. muy AVC muy diabète muy tension muy sax yeneen jàngoro yi lépp dafay articulé wu autour d'une seule technique de prévention muy les mesures hygiéno-diététiques. C'est extrêmement important mesures hygiéno-diététiques yooyu lekk lu sell la lekk lu sell mooy wàññi niin graisse geeg dibi diwlin bu bëri diwtiir lekk du gras nañu ko wàññi bàyyi ko beneen bi mooy lekk suukar su bëri bi ci topp xorom su bëri manger moins gras moins sucré moins salé avoir en résumé une alimentation équilibrée et saine bi ci topp nañu faral di tàggat sunu yaram c'est extrêmement important activité physique mag sax boo xamante ne jëm nga mag ñi day delluwaat si li ma wax sànq si personnes yi nga xam ne dafa nekk à risque ñoom seen cerveau dafay xaw a fragile day màgget bu màggetee nag sidit yi di dawal deret bi si biir yuur bi day màgget comme ni moom nu mu màggetee donc ils sont à risque ñoom it ñu def AVC boobu fàtte woon naa ko dugal si personnes yi nga xam ne dañu nekk à risque mooy wax ne mag sax war na mën a def activité physique soxla du question daw na wala def sport déedéet marche rek activité physique la borom xam-xam yi dañ naan activité physique bi lay protéger mooy activité physique bi nga xamante ne c'est régulier c'est fait de façon régulière et raisonné aussi raisonné c'est-à-dire adapté à l'individu mag mënoo ko dawloo mën na def marche bi liñ si taamu mooy 30 minutes minimum bu mënee def plus baax na te marche yi aussi bi si gën mooy waaxu bu dee kàttanam may na ko di def activité physique marche natation baax na c'est un sport complet wala sax des gestes simples yaa ngay liggéey yegg nga sa bureau au lieu que nga jël ascenseur jëlal escalier sport nga def nga sport wala liggéey nga ba wàcc war a ñibbi sa kër jël nga transport en commun ne ko mu teel la wàcce boo wàcc le reste nga dox ba yegg sa kër yaa ngi def activité physique donc daal sport nañ ko boole ci prévention yi dafa am solo lool cardiologue yi nee nañ 10 000 pas boo ko defee par jour def nga sport am na sax léegi ay montre ay bracelet yoo xam ne da nga koy takk boo doxee ci journée bi mu wax la tey ci journée bi ñaata pas nga def yooyu baax na nit ki am ko di xam ndax moom mu ngi sport wala déet 10 000 pas boo ko amee def nga sport donc war nga def chaque jour wala tous les 2 jours donc lekk lu sell def sport te et puis bàyyi xel ci feebar yenn yi muy hypertension artérielle muy diabète wala yeneen feebar am culture bañ a topp benn garab bu la docteur bindal di naan ay années sans gis dem seetiwaat ko sans dem gisaat spécialiste war nañ ñi amee feebar yooyu di ñëw souvent hôpital di saytu seen bopp di xool ndax feebar bi avancé wu di xool ndax garab yi ñu doon jël mu ngi efficace ba tey di xool ndax garab yi ñu doon jël àndul ak loo xamante ne war nañ mën a arrêter garab boobu ñu bindal leen beneen donc yooyu daal en résumé Sidia nañ ci bàyyi xel loolu kese moo mën a tax ñu mucc ci AVC lekk lu sell def sport te feebar yi ñu am culture di ko faj. jërëjëf docteur Oumar Diop beneen sous question rek AVC ndax day rey. AVC mën na rey boo xoolee entame émission bi dama ko séparer en 2 types d'AVC AVC bi ñuy wax ischémique moom en général il pose un problème de pronostic fonctionnel maanaam bu la dalee le plus souvent làggi la lay bàyyi da ngay paralysé wala doo mënati wax wala nga gumb wala mu indi la yeneen loraange waaye bi nga xamante ne moom kenn naataamlewul que ne mën na rey nit te moo ëpp lu muy rey mooy AVC hémorragique boobu le pronostic il est vital bu ñu la teelul prendre en charge
mën na faat doomu aadama. jërëjëf docteur Oumar Diop ba tey ñu ngi seen beneen émission rubrique santé bien-être dalal docteur Diop mi ñuy développé li nga xam ne rek mooy AVC di fàttali internet yi rek ne ba tey mën ngeen bàyyi seen i commentaire suñu chaîne YouTube bi Twitter Instagram LinkedIn bu mu si mënti doon rek commentaire boo leen si bàyyi rek ñoom docteur Diop dinañ si ñëw revenir tontu leen bu jaree ñu def si émission docteur Diop bëggoon nañ xam ne AVC ndax day wér wala maladie la boo xam ne da ngay dund ak moom à vie. AVC dana wér waaye nag malheureusement les résultats sont très décevants bu dalee nit ki bu wéree tamit dina ko bàyyil ay làggi ay séquelles yoo xamante ne xëy na du mel comme bu muy moment bu mu def AVC bi waaye mën na améliorer wu wàññeeku ba nit ki boo ko gisee sax doo xamee ne kii amoon na AVC mën na récupérer totalement comme mën na bàyyi séquelles yoo xamante ne à vie lay doon. kenn mënul wax benn médecin mënul taxaw wax ne yow sa AVC da nga récupérer au bout de 2 jours wala au bout d'une semaine déedéet ça dépend rek suñ borom rek moo xam am na ñuy récupérer le même jour ñii au bout de 3 jours ñii au bout de 1 semaine ñii 1 mois ñii 1 année ñii voire à vie ñu dëkk ak seen handicap c'est tout à fait possible. jërëjëf docteur Oumar Diop ñu bëggoon xam rek maanaam li nga xam ne mooy traitement AVC. traitement bi ndax mag ñeeg xale yi ñoo bokk traitement wala benn type de traitement moom moo am ndax traitement bi ay piqûre la wala ay comprimé la. traitement bi ça dépend de la cause boo seetloo ki nga xamante ne def na AVC dinañu ko defal benn enquête après xool ay bilan ay analyse ay rajo xool lu waral AVC bi li ko waral buñ ko gisee foofu la ñuy agir si li ko waral pour bañ mu defaat. traitement bi ça dépend de la cause waaye tamit am na traitement boo xamante ne suñ ko defee si 3 premières heures yi maanaam nit ki moment bi mu commencé di sentir ne yaramam mu ngi nagam benn partie yaramam mu ngi nagam làmmiñ baa ngi bañ ñu gàddu rek yóbbu hôpital moment boobu buñ xaymaa gis ne dépassé wul 3 heures de temps am na benn traitement benn injection wala benn traitement boo xam ne dañuy jëli li fatt dindi ko bu ñu la ko defalee nga récupérer totalement am na loolu façon traitement la mais loolu dafa sous-entendre que ne nit ki moment bi signes yi commencé di feeñ si moom yóbbu nañ ko hôpital médecin bi traîné wul scanner yi ñu ko demandé tamit toogul 1 semaine di door a def scanner c'est vrai métti na cher na métti na waaye mën nañ sauver nit ki si lu teel bu dee 3 premières heures yi dépassé wuñu bu ko dépassé nag day gën a naxari pour ñu mën a poser acte boobu pour mën ko defal. jërëjëf docteur Oumar Diop ba tey ñu ko waxee rek ñu ngi seen émission rubrique santé bien-être dalal docteur Oumar Diop mu ñuy waxtaan rek li nga xam ne moom mooy AVC docteur Diop conseil yi ngay jox ñi nga xam ne am nañ AVC ak ñi nga xam ne amaguñ ko. waaw li may wax c'est simple rek ñi ko am ñi ko amul yëpp nañu delluwaat rek ci prévention mesure préventive yi. lekk lu sell manger moins salé moins sucré moins gras nañu faral di tàggat suñu yaram ki def AVC sax bu dee kattanam may na ko war na continuer sport am même buy dox ndànk sax di ko def chaque jour baax na ci moom nañuy def sport suñu feebar yi ñu am damay delluwaat ci li ma wax rek nañu faral di dem seeti docteur mu dimbali ñu ci contrôle feebar yooyu ki amee tension mu dem docteur am di ko xool di ko saytu souvent di seet yaramam ki amee diabète mu dem ci médecin muy xool di saytu yaramam di xoolaat traitement bi di réajuster ki amee obésité mu dem ci médecin yi wala nutritionniste yi ñu dimbali ko mu wàññi yaram parce que yaram moom man jaakaar naa ne Sénégal nit ñi nag ñu ngi yeewu progressivement mais yaram bokk na si yoo xam ne médecin yi war nañ si gën a mën a communiquer parce que nit ñi pour ñoom ki amee yaram mooy ki am santé lekk naa ba suur am naa yaram je suis en pleine forme surtout diriyanke bu ndaw bi ñoom nañuy lekk rek am yaram donc sëyam dañuy jàpp ne sëyam neex na elle est en bonne santé fekk mu ngi rey boppam lekk toog doo def activité physique jongama na si gars yi nañ xoolaat bu baax état d'esprit yooyu noonu xeex obésité bu baax a baax ki nga xam ne mosu ko am mosul def AVC
non seulement dafa war a respecter yooyu mais war na chaque année même bu ko dara dalul sax nga dem hôpital def un petit bilan. ñu xool sa yaram. te maa ngi attirer attention si ñenn ñi nga xam ne dañuy am ay bopp yuy metti nii souvent seen bopp di metti rek bu dee tey day metti fii suba mu jàpp fële benn partie daal fenn mu jàpp fële yooyu garaaw la en général migraine lay doon boo seetee neurologue mën na la dimbali wala un médecin généraliste mu dimbali la ba loolu du la indil ay jafe-jafe mais ki nga xamante ne tout le temps day am bopp buy metti te bopp bi benn point lay méttee du changer toujours même point mooy am douleur yu insupportable kooku war na dem xooli neurologue ñoom dinañ ko dimbali xool saytu defal ko scanner xool lan moo waral méttit boobu nañ si bàyyi xel bu baax daal. jërëjëf docteur Oumar Diop rubrique santé bien-être chaque fois léegi dañuy dugal li nga xam ne mooy benn thème d'actualité. tey ñu gis ne Sénégal gis nañ sax ne Afrique am na yeneen dëkk yu mu laal muy maanaam poussière bu nga xam ne dafa dugg fan yi yëpp ñu gis nit ñi ñu koy noyyi te xam nañ ne loolu baaxu si ñi nga xam ne dañu amee asthme looy dénk ñooñu. du ma ne asthme rek mais ñi nga xam ne dañu vulnérable. poussière bi ngay gis nii. du Dakar rek presque Sénégal yëpp la. c'est les conditions climatiques qui font que. fan yi ñu weesu nii ak tey sa poussière bi mu ngi fi ba tey poussière boobu am na ñoo xam ne ñoo war a gën a mën a moytu muy poussière muy fumée muy brume dañu war a moytu particules fines yooyu noonu parce que boo ko nooyee mën na la indil ay jafe-jafe surtout personnes âgées ñoom tout le temps dañ leen di citer comme personne vulnérable nañu moytu parce que dañ fragile amatuñu immunité bu dëgër bu leen mën a permettre ñu xeex yenn jàngoro yi seen dënn demeetul noonu pour ñu mën di forcer pour mën a tufli mu génn amatuñu force boobu nañu moytu asthmatique yi wala képp ku am feebaru dënn muy ñi amee feebar bi ñuy wax bronchopneumopathie chronique obstructive wala ñi amee ay bronchite nañu moytu fan yi poussière bi moytu bu baax a baax parce que c'est des personnes vulnérables ni ñu war a def pour moytu mooy dañu war a am culture di seetaan bulletin météo day joxe information léegi science toll na foo xamante ne war nañ mën a def confiance aux scientifiques parce que xam-xam la boo xam ne ñoom inventé wuñu ko yàlla mooy jox nit xam-xam donc yàlla xam-xam du ko jox mala du ko jox keneen nit la koy jox yàlla dana joxe xam-xam météo war nañ am culture di ko suivre boo ko suivre au moins di nga xam ne telle période à telle période poussière bi dina persister telle période à telle période xëy na dana am telle ou telle intempérie yow nga mën a jël les devants ba nga xam ne doo am benn surprise war nañ mën a aussi planifier suñuy activité si période bi nga xam ne poussière bi bëri na surtout les personnes vulnérables yi mu tudd noonu li nga xamante ne du farata nañ ko différer bàyyi ba affaire bi jàll ñu dem doxi ko bu dul dara sax coronavirus bi wax nañu wàññi activité yenn yi nga xam ne du farata planifier say activité ñi nga xam ne dañu war a def sport c'est recommandé gis nga pays européens yi même coronavirus sax bu muy sévir dinañ am benn waxtu bu ndaw bu ñuy may nit ñi ñu génn def sport tuuti delluwaat seen kër confiné wu parce que xam nañ njariñu activité physique xam nañ njariñu sport donc même moment yi nga xam ne poussière bi bëri na sport dañ ko war a di def bien entendu ñu respecter mesures barrières yi bañ a dajaloo si saal yeeg yooyu mais ku nekk am nga benn endroit si sa kër boo xam ne pas à ciel ouvert mais fermé nga dugg si biir def sa sport parce que génn si biti def sport si poussière bi aussi c'est pas recommandé donc na nga ko def foo xam ne c'est un endroit fermé mais am aération aussi nga def sa sport calmement loolu daal li ñuy digal personnes yi nga xamante ni surtout dañu vulnérable si yu mel ni jërëjëf docteur Oumar Diop di am kontaan vraiment si leeral yi nga xam ne joxe nga ñu ko. tey takk masque. waaw masque bi may rappeler que ne. du coronavirus rek. boo gisee ñi nga xamante ne ñoom yàgg nañu am ay problème mu respiration problème mu noyyi asthmatique yi surtout période yi bu daan am poussière bëri ñoom dañ ne buñ ko daan gis daan na xaw a bizarre si ñun kii lan lay takk masque affaire yooyu. mais gis nañ ne port masque du rek. pour yenn jàngoro yi mais même poussière bu amee période yu muy am sax war nañ mën sax di takk masque te takk ko correctement nag
jërëjëf docteur Oumar Diop ban conseil ngay jox population wakamoise ak ñi nga xam ne ñooy fréquenter centre de santé Hann Mbaye Derneville et aussi tamit liggéey bi nga xam ne le CDS ñu ngi koy def ci centre de santé bi looy wax ñooñu ak internet yi nga xam ne tamit aussi ñu ngi suivre suñu émission rubrique santé yi ñuy def. waaw di leen wax ne rek ne centre bi seen kër la ñun dañ fi nekk yàlla jox ñu cër ak ñeneen ñi fiy liggéeyee personnel bi yëpp yàlla jox leen cër boo xam ne ñooy tàggat maladie di leen faj di leen traité di dalal seen xel waaye nañ jàpp ne fii kër gi ñoom ñoo ko moom pour ñoom la donc ñu jàpp ne bu ñu ñëwee fii consultation du juste pour ñëw ñu bindal la ordonnance nga dem waaye nit ki am na droit jóg seeti médecin parce que dafa soxla xam lii wala lële boo toogee nga waxtaan sa médecin wax ko lépp loo ko mën a laaj nga laaj ko ñun tamit Hann Mbaye Derneville médecin yi laabiir nañ laabiir boo xamante ne koo si toog waxtaanal xëy na dana la xelal li nga bëgg am di si profiter di jaajëfal CDS bi bu baax a baax a baax si effort yi ñuy def si centre bi ñun dañuy laaj rek pour ay moyens yi ñu liggéeyee te ñoom lépp lu ñu deful si centre bi rek dañ koo yëgul lu ñu yëg rek ñun ñuy dimbali ñun ñii di faj ñu mën a nekk dans de bonnes conditions pour l'intérêt de cette communauté là donc ñoom maa ngi leen jaajëfal bu baax di leen wax ne population bi yëpp lépp lu ñu soxla am na fi bépp xeetu spécialiste bu ñu xalaat muy wàllu opération chirurgie bu mu mën di doon les fibromes césariennes yi opérer hernie urologie prostate yeeg yooyu yëpp lépp luñ si xalaat si wàllu opération am na fii am na 2 blocs fonctionnels yoo xam ne jaratul ñuy dem fu sori di ko def mën nañ fi ñëw def seeni intervention chirurgicale bépp consultation bu ñu bëgg si ay spécialistes muy uro muy dermatologie muy médecine générale muy diabéto muy cardiologie muy ORL dinañ fi ubbi benn service lu yàggul bu mag boo xamante ne chaque jour nit ki bu ñëwee dina mën a am consultation ORL loolu aussi mu siy profité di jaajëfal CDS bi si effort yi ñu def di si jaajëfal maire ak personnel bi yëpp parce que personnel bi aussi dañuy joxe seen avis luñ gis ne war na mën a dooleel liggéey bi ñun dañuy saisir autorités yi nga xamante ne ils sont compétents pour ça ñu jëm si dox pour l'intérêt de la communauté wakamoise dakaroise et de tout le Sénégal parce que Hann Mbaye centre de santé Hann Mbaye Derneville du Wakaam rek dañuy am ay malades yu jógee ay Mauritanie ay Guinée Mali bi wala sa yeneen régions yi ñëw ba fii di faju parce que xam nañ potentiel bi fi ne di wax internautes yi ñun ñoom lañ fi nekkal mënoon naa toog sama bureau sama conseil mais damay gis ne si site yi muy Instagram muy YouTube muy Facebook dañ siy poser ay questions seen questions yooyu daf ñu amal solo day permettre ñu xam lan lañ war a mën a waxtaanee ak ñoom donc AVC bi ñu def tey gis nañ ne questions yi mu ngi siy ñëw bu baax a baax moo tax tey ñu jëloon décision toog waxtaan si ci loolu maa ngi la siy jaajëfal Sidia vraiment gis nañ liggéey bu rafet bi ngay def mënoon nga topp tey lu sa yeneen confrères yi di def topp actualité politique bi topp politique wala dem fekki fait divers yi di ko fësal pour am buzz mais yow loolu xalaatuloo ko yaa ngi daw si ginnaaw maladie di xool seen préoccupation pour defal leen ay thèmes yu mel nii donc loolu ñu ngi lay remercier si li nga defal patients yi mais li ñu may opportunité ñun itam ñu toog di am échange ak patients yi pour la bonne entente. jërëjëf docteur Oumar Diop si loolu rek la ñuy tëjee suñu émission bi nga xam ne mooy rubrique santé bien-être di am kontaan bu baax dalal la tey vraiment suñu plateau di remercier ki nga xam ne moom mooy le président du conseil de direction du monsieur le maire de la commune de Ouakam di monsieur le maire Samba Bathily Diallo di nuyu ki nga xam ne moom mooy Pape Birame Diouf yore li nga xam ne mooy comité de développement sanitaire bi di CDS bi di la nuyu yow tamit yow ki nga xam ne yow yaay docteur Oumar Diop di leen jox dig daje ba beneen yoon si beneen émission rubrique santé bien-être di wax internautes yi rek nañuy bàyyi xel suñu chaîne YouTube bi di centre de santé Hann Mbaye Derneville suñu page Facebook YouTube Instagram LinkedIn bépp buñ si mënti dem rek bàyyi fa commentaire ñoom dinañ ñëw docteur Diop ak yeneen collègue am yi fi nekk rek joxe si ay réponses bu jaree ñu def si ay émissions ñu def ko si donc ñu ngi leen di jox dig daje ba beneen incha allah jërë ngeen jëf. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Iwai wir di alam
wér wérle ay waay wér gi yaram ci waay wér wérle ca ngay tale bàyyeeku. Bonjour, comment ça va et comment va la santé? Suma tante ji nekk kaw ga tante ji nekk kaw ga tétanos daaneel ko daa gaañu woon nak ileer jël